Nous avons des homosexuels chez nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des associations homosexuels. Donc aussi, il faut mourir. Le marabout est citoyen comme tous les autres citoyens. Donc les choses doivent être claires. ñi ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen ay abonné chaîne bi di xalaat ñi ngi leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo comme ni nga ko waxee woon bi ñu jagleel ki nga xam ni mooy président Macky Sall depuis quelques at ñuy wax ci li nga xamante ni nii mooy bokkam ci loge li nga xam ne ni mooy maçonnique maanaam franc-maçon vidéo bi da leen di jox ay détails yu leer kañ la Macky Sall dugg ci li nga xam ne nii mooy secte maçonnique ñen ñooy ay parrainam naka lay wëy di réaliser li nga xam ne mooy projet franc-maçon yi fii ci Sénégal ak ay loi ay dispositifs ay projets yoo xam ne da koy teg ngir gën a yokk doole ñi nga xam ne nii ñooy franc-maçon yi fii nga xam ne mooy suñu réew di Sénégal lépp dina leer ci vidéo bi nga xam ne tey dañ ko consacré essentiellement kii di Macky Sall. lépp mi ngi dooree en avril 2007 jamono jooju Macky Sall moo nekkoon premier ministre gouvernement wu Abdoulaye Wade at boobu Jean-Michel Kilarde bi nga xam ne moo nekk maître loge bi gën a influente fu la nga xam ne mooy France muy Grand Orient ñëwoon def visite fii ci Sénégal li warloon visite bi mooy célébrer fanweeri anniversaire ki nga xam ne mooy loge Blaise Diagne fii ci Dakar Blaise Diagne comme ni ma leen ko waxee woon ci benn vidéo bokk na ci li gën a may doole franc-maçon fii ci Sénégal mi ngi ko doon fësal weddi ko woon ñëpp xam nañ ko donc Jean-Michel Kilardi ñëwoon na fii Sénégal pour célébrer 30e anniversaire loge Blaise Diagne bi nga xam ne moo nekk Dakar leneen li waral visite ki nga xam ne mooy Jean-Michel Kilardi fii ci Sénégal mooy dooleelaat franc-maçonnerie fi nga xam ne nii mooy Sénégal parce que jamonoy 2007 dañu xaw a néew doole fi nga xam ne mooy Sénégal parce que amoon na kaawu Abdoulaye Wade bi parce que Abdoulaye Wade ñu bëri dañ ko doon jiiñ naan franc-maçon la à travers benn sortie bi mu def confirmé dëggal ni moom franc-maçon la woon waaye bokkatu ci maanaam tuub na duggaat ci diine l'islam jamono jooju nag li nga xam ne mooy intérêt wu puissance maçonnique français yi dafa menacé woon fii ci Sénégal d'après sortie bi Abdoulaye Wade dafa woon ne moom nekkatul franc-maçon liggéeyalutul ak ñoom seen intérêt franc-maçon yi dafa wàññeeku woon fii ci Sénégal maanaam seen doole dafa commencé woon di néew ci loolu tamit Abdoulaye Wade commencé woon dagg lien yi nga xam ne moo amoon ci Sénégal ak France maanaam Sénégal ak France seen diggante ne xoolu woon parce que Abdoulaye Wade dafa commencé woon di liggéey ak li nga xam ne mooy dëkk arabe yi léegi franc-maçon yi ñoom xamoon na ni danger mi ngi am fi quelques années bu fi Abdoulaye Wade yàggee seen doole dina néew lool léegi Jean-Michel Kilardi ñëwoon ci séjour Dakar bi non seulement pour participer ci 30e anniversaire ki nga xam ne mooy loge Blaise Diagne mais aussi gën a xool naka la ñuy yaataleewaat naka la ñuy dëggalaatee seen bopp naka la ñuy dooleelaatee seen bopp fi nga xam ne mooy Sénégal parce que pour xamal leen que ni franc-maçon yi comme ni mu leen koy faral di waxee ay nit yu am doole lañ dañuy toog di planifier seen avenir di xool yéen dëkk la ñu néewi doole essayer di fa renforcer wu di fa yokk seen doole ba mën a réaliser politique yi nga xam ne ni ñu ngi ko bëgg a nas jaarale ko ci yenn dëkk yi ci noonu ñoom loge Jean-Michel Kilardi dañu ciblé woon ñetti personnes Idrissa Seck Alassane Dialy Ndiaye ministre de la République la woon ci nguuru Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade et moom sax ñu bëri doon nañ wax appartenance am ci benn loge africaine te mosu ko wedde ak ki nga xamante ni nii mooy Macky Sall ci ñetti nit ñooñu nag il fallait faire un choix maanaam il fallait que ñu jël ci kenn ci noonu Idi mun woon am chance bu bëri ndax jamono jooju ñu ngi koy wax ci wàllum détournement wu xaalis ci chantier Thiès ak yooyu noonu mu amoon ay problème ak li nga xam ne nii mooy nguuru Sénégal donc arrangé wul woon ñi nga xam ne ñooy franc-maçon yi parce que jàppoon nañ ne du mën a crédible ci li nga xam ne mooy buddu sénégalais yi Alassane Dialy Ndiaye moom tamit bosom tamit day poser problème parce que yu ci bëri ci sénégalais xamuñu ko woon ci noonu Macky Sall moo nekkoon candidat bu idéal bi maanaam moo nekkoon choix bi gën lu tax loolu parce que Macky Sall jamono jooju moo nekkoon ministre bi gënoon yàgg ci nguur Abdoulaye Wade bi mu nekkee ci Sénégal de 2000 à 2012 Macky Sall moo nekkee ministre bi gën a yàgg parce que ñu ngi ko fal le 21 avril 2004 ba le 19 juin 2007 amul benn premier ministre Abdoulaye Wade bu yàggee noonu te en plus ci Macky Sall bi mu nekkee premier ministre Abdoulaye Wade réaliser projet mi gën a mag boo xoolee corniche de Dakar autoroute nouvel aéroport lépp ci Macky Sall la ko réaliser en plus Macky Sall moo jiite woon campagne bi may Abdoulaye Wade ñu falaat ko li nga xamante ni mooy 2007 leneen li am solo tamit mooy Macky Sall jamono yooyu sénégalais yi respecté woon nañ ko joxoon nañ ko cër même ñi nga xam ne dañu nekkoon ci guddi gi sax dañ ko joxoon cër. Macky Sall à qui je renouvelle ma confiance. Macky Sall qui doit être un modèle de jeune à force de travail, à force de fidélité. Il s'est imposé par ses qualités comme Premier ministre du Sénégal. Avec lui,
je compte réaliser avant la fin de mon mandat plus de projets que je n'ai réalisés depuis que je suis président de la République. donc moom nit la woon boo xam ne dafa crédible en plus moo nekkoon benn choix bu idéal boo xam ne buñ ko ngembee mën na leen defal ñoom li ñu bëgg mën na réussir ñoom pari bi nga xamante ne nii defoon nañ ko musé woon nañ ko fi nga xamante ne nii mooy Sénégal. ci noonu la Jean-Michel Kilaré ci visitam bi mu ñëwoon def Sénégal rencontré ki nga xamante ni nii mooy Macky Sall ci visite privée boo ko déggee mooy visite boo xam ne kenn du ko teewee ñaari nit yi ko sekk ñoo koy teewee bu ngeen seetloo Jean-Michel Kilaré au lieu que mu dem rencontrer Abdoulaye Wade bi nga xam ne mooy président du Sénégal loolu xam ne mënul nekk parce que relation yu neexul woon dafa dem rencontrer li nga xamante ni nii mooy premier ministre am benn visite boo xam ni visite confidentielle la boo xam ne benn journaliste fekkeewu ko benn membre du gouvernement fekkeewu ko ku dul Jean-Michel Kilaré ak ki nga xamante ni nii mooy Macky Sall waaye di leen fàttali ni Jean-Michel Kilaré jamono jooju moo nekkoon maître loge bi gën a am doole fi nga xam ne mooy France muy Grand Orient. ci noonu la ñu proposé Macky Sall benn projet assuré ko garantie yépp pour fal ko li nga xam ne nii mooy 2012 parce que franc-maçon yi dañu am doole am nañ alal am nañ kàttan da lay jox ay moyens financé la lépp lu war pour homme politique réussir li nga xamante ni nii mooy ay mission am dañ ko koy jox ci noonu la ñu gembee Macky Sall proposé ko benn projet ne ko mën nañ la fal si noonu la ñu conclure benn accord boo xamante nii dañ ko war a exécuter fii ak quelques at. Le 20 juin 2007 Macky Sall ñu fal ko fi nga xam ni mooy Assemblée nationale du Sénégal waaye fal boobu waru woon nekk lu yàgg parce que d'après rencontre bi Macky Sall amee woon Jean-Michel Kilaré il fallait que mu créer benn problème ci biir gouvernement wu Abdoulaye Wade victimisé wu bu génnee pour mën a am benn crédibilité ci Sénégalais maanaam waru woon génnee noonu ci nguuru Abdoulaye Wade maanaam bu tëboon tëb génn ci nguuru Abdoulaye Wade mun na bañ a am benn crédibilité ci bëtu Sénégalais il fallait que mu créer benn problème boo xamante ne nii dina tax ñu dàq ko ngir Sénégalais yi mën ko yërëm mu mën a nekk benn candidat boo xamante ni dinañ ko mën a fal ci li nga xam ne mooy élection présidentielle il faut war a ñëw pour expliquer leen ni franc-maçon yi dañu muus ay boroomi bopp ñoo fa ne di xalaat di planifier lépp lu ñu war a réaliser fii ak fukki at dañ koy planifier togg ko ba mu ñor jaarale ko ci yoon pour mën a am résultat bi nga xamante ni moom lañ bëgg. jamono jooju nag ki nga xam ne mooy Karim Wade mun na ni moo nekkoon l'homme intouchable maanaam jamono jooju mooy nit koo xam ne kenn du ko laal parce que papa moo nekk président jox ko tamit lenge yépp boo xool bépp poste boo xalaat stratégique bi nga xam ne amoon na ci dëkk bi Karim Wade daf ko amoon demoon na sax ba nit ñi di ko wooyee ministre de la terre du ciel parce que bépp ndooma tànk bu am solo papaam joxoon nañ ko donc moo nekkoon nit koo xam ne kenn du ko laal Abdoulaye Wade sax demoon na ba ci benn kàddam naan doomam moo gënoon muus ci ñi nga xam ne nii mooy sénégalais yi donc Macky Sall jamono jooju amoon na benn occasion boo xamante ni nii dina ko may mu génn ci nguuru Abdoulaye Wade génn ci génn boo xamante ni nii sénégalais yi dinañ ko yërëm wala ñu dàq ko pour mu mën a gagner li nga xamante ni nii mooy sympathie sénégalais yi donc il fallait toucher là où ça fait mal comme ni ko tubaab di waxee bu leen fàtte ni jamono jooju tamit dossier wu ANOCI bi moo nekkoon actualité Karim Wade jiite woon conférence internationale islamique boobu noonu te dañ ko doon jiiñ li nga xam ne mooy détournement ci travaux yi nga xamante ne nii dañ ko waroon amal ci li nga xamante ni mooy événement boobu noonu léegi Macky Sall def exprès convoqué ki nga xamante ni nii mooy Karim Wade fële nga xam ne mooy assemblée nationale pour mu apporter ay justification ci dossier boobu bi mu koy def xamoon na li ko doon xaar xamoon na ni bu ko defee non seulement dinañ ko dàq te buñ ko dàqee ba pare dina am jàppale ñi nga xam ne franc-maçon yu France yi nga xam ni garantir nañ ko dinañ ko apporter seen soutien à travers visite bi nga xamante ni Jean-Michel Kilaré amaloon na ko fii ci Sénégal bi mu fi ñëwee pour célébrer 30e anniversaire Blaise Diagne bi donc lépp Macky Sall xamoon na ko mais daf ko doon def pour am benn occasion problème biir PDS ñu dàq ko naturellement ñu dindi ko poste numéro 2 PDS bi nga xam ne moom moo ko occupé woon ba pare supprimer mandat am bu 5 ans bi wàññi ko bañ benn at léegi nag Macky Sall am na lépp lu mu bëggoon maanaam créé na problème biir PDS convoqué Karim Wade assemblée xam ne bu ko defee dañ koy dàq naturellement loolu la bëggoon ci noonu mu déclaré le 9 novembre 2008 génnam ci li nga xamante ni mooy PDS ba pare abandonné bépp poste boo xamante ni amoon na ko grâce Parti démocratique sénégalais. Vous aurez sans doute remarqué que j'ai choisi de me départir de toutes les fonctions obtenues sous les couleurs du PDS consécutivement à ma démission de ce parti. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, bien sûr que j'ai pris l'exacte mesure de ces actes.
Le 1er décembre 2008 Macky Sall créé parti politique APR Alliance pour la République dinañ ci ñëw ci logo parti boobu noonu ak lan moo tax ñu choisir bopp fas bi comme mandarga li nga xamante ne nii mooy APR dinañ ci ñëw léegi. bi mu créé parti boobu Ablaye Wade comprendre na li xew Macky Sall fa la nar a jëm jamono jooju Ablaye Wade daf ko bëggoon tëj parce que xamoon na ni am na ay ambition présidentielle te mun na ko jëlee ci li nga xamante ni mooy bopp nguur bi parce que jamono jooju Macky Sall dafa am ay dossiers yu bëri ñu ko doon tudd dafa amoon benn kër fële nga xam ne mooy Houston États-Unis Houston benn ville la boo xam ne kër gu ci gën a yomb mi ngi jar 3 milliards mu nekk xaalis boo xamante nii méngoowul ak Macky Sall li mu am maanaam depuis ba mu commencé liggéey mënul dajale 3 milliards yi ko may mu mën a jënd kër fi la nga xam ne mooy Houston leneen li tamit mooy dafa amoon benn commission boo xamante ni jaaroo ci yoon bu mu amoon ci benn 10 milliards yi nga xam dañ ko transféré benn Jérôme Godard ñi nga xam ne dañu suivre actualité politique Sénégal xam nañ dossier boobu noonu te commission boobu noonu mu am 1 milliard yooyu noonu service de renseignement français yi sax ñoo ko révélé woon xaalis boobu moo may Macky Sall sax mu jënd benn kër ci banlieue bu Paris kër googu nekkul ci turu Macky Sall mais turu sëram la ko def maanaam turu magam bu jigéen bu ñu tuddee Rokhaya Sall ci turu kooku la ko def amoon na tamit dossier Taïwan bi ak ay yeneen dossiers donc Ablaye Wade amoon na bépp moyen pour tëj li nga xamante ni mooy Macky Sall mais li ñuy wax rek comme ci franc-maçonnerie waxoon naa leen sànq Ablaye Wade ci boppam moo waxoon ni moom franc-maçon la mais nee na ci ay kàddoom nekkatu ko mais ci biir franc-maçonnerie dafa am li ñuy wax le concept de fraternité maanaam ñi nga xam ne ñoo ci sekk moo xam nga nekk ci wala nga dem ba décider yow nekkatoo ci da nga ko war a respecter muy le concept de la fraternité benn règle la boo xam ne da nga koy jàng bis bu ñu lay initier maanaam ñi nga xam ne ay franc-maçon lañ duñu defante lu ñaaw duñu tëjante duñu rayante seen biir même si boo ne wa ci dikk bi nga ne bokkatoo si donc loolu moo échappé Macky Sall Ablaye Wade tëjlu ko parce que concept de fraternité boobu noonu bi nga xam ne moo lié képp koo xam ne mos nga bokk ci loge maçonnique da nga ko war a respecter. waxoon naa leen ko sànq ci noonu la Macky Sall créé APR jël li nga xamante ni mooy bopp fas def ko comme logo officiel li nga xamante ni nii mooy parti bi pour ñi xamul bopp fas boobu loolu lépp dara du ci hasard bopp fas bi day signifier li nga xam ne mooy le chevalier de l'ordre du temple benn symbole la boo xamante ne nii ci biir franc-maçonnerie dafay am signification bu forte moom ngeen di gis ci image bii nii li muy wane mooy doole secte maçonnique bi nga xamante ne am na ko ngir wóyal ñoom seen mission bi nga xam ne bëgg nañ ko teg à travers projet bi ma la doon expliquer muy nouvel ordre mondial ci taxaw temm jàmmaarloog lépp loo xam ni taxaw na seen yoon ngir ñu faagaagal ko ngir mën a atteindre ñoom li nga xam ne mooy seen objectif loolu mooy signifier le chevalier de l'ordre du temple mooy signifier bopp fas bi nga xam ne moom ngeen di gis ci logo APR bi moom ngeen di gis fii ci image bi ay image yu maçonnique la nga xamante ni ñu ngi ko trouvé à travers des archives fas bi tamit dañ koy tuddee le cheval de l'apocalypse ay téere diine di nga ko fa fekk li muy symboliser mooy xiirtal doomu aadama ci li nga xam ne nii mooy yàlla comme ni seytaane di duggee ci doomu aadama di ko def loolu xamante ni lu bon la. loolu lépp benn parenthèse pour que ngeen comprendre lan moo nëbbu ci ginnaaw logo APR bi nga xam ne Macky Sall def na ko gannaaw ba mu génnee PDS bi mu génnee PDS nag créé li nga xam ne mooy partem Macky Sall dafa envoyé lettre ki nga xam ne mooy Omar Bongo moo nekkoon ancien président wu Gabon te ki ko remplacé mooy doomam di Ali Bongo pour xamal nit ñi que ni pour dugg ci benn loge maçonnique da nga war a am li nga xam ne mooy parrain maanaam koo xam ne mooy moom lañ lay bàyyale Omar Bongo jamono jooju moo nekkoon grand maître loge bi nga xamante ne nii moo nekk Gabon moom moo doon diriger loge boobu noonu nga xam ne dafa affilié wu ak la grande loge maçonnique bi nga xam ne moo nekk France Omar Bongo moo jiite woon loge maçonnique boobu noonu même bu fekkee ni au début Grand Orient à travers Jean-Michel Kilaré moo sollicité woon Macky Sall par la suite dafa dem rejoindre grande loge de France bi nga xamante ne nii dañu am benn loge bi nekk Gabon te ki ko jiite mooy Omar Bongo nit ñu bëri am nañ même trajectoire bi boo jëlee ancien ministre socialiste France bi Marcel Semba dañ ko initié woon grande loge bu France en 1891 mais par la suite dafa rejoindre le Grand Orient de France en 1898 am na ay yeneen exemple c'est-à-dire que donte parfois loge yi duñu bokk idéologie mais di nga ci gis membre jógee ci loge bi dem ci loge bi au début Grand Orient moo sollicité woon Macky Sall mais à la fin dafa recourir ci li nga xamante ne nii mooy grande loge de France bi nga xam ne dañu am benn loge fi nga xam ne mooy Gabon ki ko dirigé mooy Omar Bongo bi nga xam ne dafa génn àdduna Omar Bongo moomu d'après ay sources moo parrainé Macky Sall te ki ko remplacé bi mu génn àdduna mooy dooma bi nga xam ne mooy Ali Bongo comme ni ma leen ko waxee yéen a ngi gis fii Ali Bongo moom même bi papaam génne àdduna biñ koy initié te ki ko initié mooy François Stéphanie moo nekk grand maître grande loge nationale maçonnique bi nekk ci France mi ma la doon wax léegi Stéphanie moomu rencontré na Macky Sall biñ ko falee ba pare am na rencontre bi mu am ak Macky Sall image baa nekk nii dinañ ci ñëwaat ci kanam ak yeneen leeral
comme ni ma leen ko waxee quelques semaines après bi mu créé li nga xam ne mooy parrain Macky Sall envoyé lettre gi nga xam ne mooy Omar Bongo ñi jàpp ne moom mooy parrain wu Macky Sall lettre yaa nekk nii première lettre bi mi ngi ko envoyé le 3 janvier 2009 ni ngeen koy gisee lettre bi mi ngi dëggal moom yéeneem ngir yeggali mission bi nga xamante ni nii jël na ko maanaam jël yoonu boppam créé li nga xamante ni nii mooy parrain et comme ni mu ko waxaalee woon à travers rencontre bi mu amoon ak Jean-Michel Kilardi jël na décision wu nekk président du Sénégal pour poursuivre comme ni mu koy waxee pour poursuivre plus efficacement les objectifs de développement de paix et de concorde pour le Sénégal l'idée de poursuivre maanaam poursuivre les objectifs de développement li muy tekki mooy yéegali li nga xamante ni nii mooy yéenewu franc-maçon yi nga xam ne nii mooy fii ci Sénégal bi nga xam ni ñu bëri dañ koy considérer comme la capitale de la franc-maçonnerie wax naa leen kaw Blaise Diagne maanaam loge maçonnique yàgg na fi nga xam ne nii mooy Sénégal maanaam moom dëggoom ak yéene bi nga xam ni am na ko pour yéegali mission boobu noonu mu yaat yeggali ne dans cette entreprise nouvelle je sollicite vos conseils éclairés vos orientations et votre appui à tout point de vue maanaam mi ngi ñaan Omar Bongo li nga xam ne mooy ndimbalam ay conseils éclairés ça veut tout dire maanaam taxaw ki nga xam ne mooy Omar Bongo ci bépp fànn maanaam lépp leer na maanaam Macky Sall bi mu génnee PDS demul solliciter li nga xam ne mooy conseil ak ñaan fi nga xam ne mooy sëriñ si demul wut conseil ñaan yi nga xam ne ñooy homme politique sénégalais yi nga xam ne am nañ expérience demul wut ay conseil wala ay ñaan chef d'état yi nga xam ne ñoo taxaloog Sénégal te nga xam ne am nañ expérience dafa dem ci ki nga xam ne mooy Omar Bongo bi nga xam ne mooy grand maître loge bi nga xam ne moo nekk Gabon lépp leer na ci li nga xamante ni mooy lettre yi deuxième lettre bi mi ngi nekk nii Macky Sall mi ko envoyé waat le 9 janvier 2009 bi ko Omar Bongo père spirituel am envoyé lettre confirmé li nga xamante ni ñoom ñaar mooy seen rencontre malheureusement nag rencontre bi mujjul am parce que Omar Bongo dañ ci tegee quelque temps dafa génn li nga xamante ni nii mooy àdduna loolu sax moo taxoon initiation wu li nga xam ne nii mooy Macky Sall à la grande loge du Gabon bi nga xamante ni naroon na ko conclure ak rencontre bi mu naroon am Omar Bongo avorté donc il fallait que mu attendre ñu introniser Ali Bongo ci boppu loge bi nga xamante ni moo nekk Gabon pour que moom mu mun a dem fi nga xamante ni mooy dëkk boobu. Ali Bongo ñu ngi ko introniser le samedi 31 octobre 2009 te waxoon naa leen ko sànq ki ko introniser mooy François Stéphanie bi jiite moom it loge bi nekk France. ci noonu la Macky Sall dem Gabon le 11 septembre 2011 à quelques mois wu li nga xamante ni nii mooy élection présidentielle d'après ay sources même ci visite boobu noonu lañ ko initié ci si la intégré loge France bi nga xamante ni dafa am affiliation ak grande loge bi nga xam ni moo nekk Gabon donc li ko dese woon mooy terminer li nga xamante ni mooy processus boobu noonu retourner fii nga xam ni mooy Sénégal yeggale li nga xam ni mooy campagne ci ndimbalu formation yi nga xam ni ñoo ko gémb jox ko ay moyens parce que bu leen fàtte ni ci ñetti at la Macky Sall def tuuru Sénégal Macky Sall ñetti at la wër Sénégal gi yëpp amul benn dëkk bu mu duggul dëkk yëpp dugg na fa dem bitim réew dem Europe dem Amérique pays africains yu bëri mu dem fa def li nga xam ne mooy campagne te ñun ci bëri posé wuñu question fan la jëlee xaalis boobu noonu maanaam temps bi mu nekkee nguur Abdoulaye Wade yëpp mënu fi dajale xaalis boo xamante ni mën na ko may mu def campagne boobu yooyu yëpp parce que campagne xaalis la ay milliards la di nga am ay oto di nga am ay carburant ñu bëri posé wuñ ces questions là parce que dañ ko ngemb ñu ko ngemb mooy franc-maçon yi wax naa leen du début ba fi ñu yegg si nii naka la demee naka lañ ko joxee ay moyens ci ñetti at mu war a dëkk yëpp def ay campagne am ba dara desatu ko lu dul 2012 mu càmmaaru Abdoulaye Wade jëlee ko fi te loolu moo am. ci noonu élection yi ñëw naturellement mu gagné ko ci benn score bu large gagné bu amul benn werante le 25 mars 2012 ñu fal ko président de la République du Sénégal. Des jeunes qui sont venus célébrer ici la fin de l'ère d'Abdoulaye Wade et le début de l'ère Macky Sall. Ils sont venus ici parce qu'ils croient au changement, ils veulent du changement, ils veulent des prix des matières, des premières nécessités qui soient en baisse, ils veulent un changement, ils veulent du travail, ils veulent la fin du chômage, ils veulent le changement, ils sont venus le dire ici, mais ils ont aussi tenu à saluer la décision du président sortant Abdoulaye Wade, d'accepter sa défaite très rapidement. Donc on célèbre ce soir, l'heure n'est pas à la rancœur, c'est la célébration et on salue la démocratie au Sénégal. Je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toute
mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. De ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Le 2 avril fi nga xam ne mooy Dakar ñu investir li nga xam ne nii mooy Macky Sall waaye ñaari semaine dongo lañ ci teg ci li nga xam ne mooy investiture am Macky Sall dem France pour rencontrer ñi nga xam ne ñoo ko fal. Après c'est la rencontré François Stéphanie bi ma leen doon wax grand maître de la grande loge de France bi nga xam ne moom tamit moo intronisé Ali Bongo bi nga xam ne moo nekk ci grande loge bi nekk Gabon bi bàyyam génne àdduna. li nit ñi war a comprendre mooy dara du hasard ci scénario bii nii amul dara lu ci nekk hasard lépp lañ ko planifié woon. programmé ko ngir teg Macky Sall ci li nga xam mooy bopp Sénégal jox ay moyens jox ay oto jox alal mu war dëkk bi campagne pour teg ko ci bopp Sénégal lépp dañ ko planifié woon trajectoire bi ngeen di gis lépp lii la mi ngi nii dañ ko fal 2 semaines après ci la dem rencontré ñu ko fal mi ngi nii ñu ngi koy gis ak François Stéphanie mu koy nuyu di ko jox ñaari loxo. moo tax France tey lépp lu mu bëgg ci Sénégal da koy am France tey daanaka ñuy diriger Sénégal Macky Sall jiitewul Sénégal France ñuy orienté Sénégal parce que ñoo ko teg ci li mu nekk boo leen xoolee même bu ngeen xoolee ci image bi xool leen Macky Sall naka lay nuyoo ki nga xam ne mooy grand maître franc-maçon bi nga xamante ni nii moo nekk France nga comparé ko ak naka lay nuyoo ñi nga xam ne ñooy suñu kilifa diine parce que seytaane yi jaamu seytaane yi franc-maçon yi ñoom bu ñuy nuyu seen i njiit ne leen di nuyoo ak cër. ñu nit Sénégal am na suñu façon ñuy nuyu suñu sëriñ yi maanaam boo leen di nuyu di leen jox war ma mais xoolal Macky Sall naka lay nuyoo franc-maçon ak naka lay nuyoo suñu kilifa diine yi xam ni quoi qu'il en soit ñun ñoom la ñu yaakaar parce que ñoom ñoo fi samp diine gi image yi boo ko comparé mi ngi nii xoolal ni muy nuyoo li nga xam ne mooy franc-maçon yi ak naka lay nuyoo li nga xam ne mooy suñu kilifa diine yi respecté wu leen faale wu leen njiitu franc-maçon la gën a jox cër que suñu kilifa diine yi nga xam ni ginnaaw yàlla ñoom la ñu yaakaar parce que ñoo fi samp diine gi boo ko xoolee fii mi ngi koy wax ci déclaration yi di wax ni kilifa diine yi nga xam ñoo ne Sénégal ay citoyen ordinaire lañ. Aussi, il faut me l'être. Le marabout est citoyen comme tous les autres citoyens. Donc les choses doivent être claires. Pourquoi on voudrait aujourd'hui amener des problèmes particuliers ou un statut particulier pour marabout dans une république, ça n'existera pas. Je le dis clairement. Une république démocratique et laïque. suñu kilifa diine ay citoyen ordinaire lañ mais franc-maçon yi nga xam ne ñoom lay nuyoo ñaari loxo duñu ay citoyen ordinaire parce que xam na leen respecté na leen ñoo ko teg fi nga xamante ni nii fa la nekk ñoom la gën a jox cër. Que le président sénégalais accompagné de son homologue Ali Bongo Ondimba arrive à Libreville. En décembre 2014 Macky Sall dellu fi nga xamante ne nii mooy Gabon pour visiter li nga xam ne mooy mausolée Omar Bongo maanaam Omar Bongo fi ñu ko denc pour xamal leen ni ci visite boobu Macky Sall mooy premier président africain bu visiter mausolée boobu noonu parce que Omar Bongo moo nekkoon parrain am moom lañ ko bàyyilee woon donc c'est pas fortuit moom moo nekk président africain bi njëkk visiter mausolée boobu noonu depuis bi Omar Bongo génnee àdduna. lii lépp ay preuve la yuy wane ni Macky Sall jaamu seytaane la faalewul suñu diine yi faalewul suñu tarixa yi lenn mooy objectif am biir Sénégal dooleel franc-maçon fii ci Sénégal may leen doole fii ci Sénégal jox leen lépp loo xam ne bëgg nañ ko fii ci Sénégal mu yombalale leen ko parce que ñoom ñoo ko jël jox ko ay mooy teg ko ci bopp réew mi. beneen preuve bi mooy Macky Sall janvier 2015 dafa dem participer ci marche bi nga xam ne dañ ko organiser France pour soutenir Charlie Hebdo. Charlie Hebdo mooy journal bi nga xam ne day ñàkk wormaal Mohamed sallallahu alayhi wa sallam di ko caricaturer di ko dessiner ci ay dessins yoo xamante ni wormaalul ki nga xam ne mooy sangu-sang yi sallallahu alayhi wa sallam. média boobu di Charlie Hebdo day def ay caricature di saaga ki nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di saaga li nga xamante ni mooy diine l'islam boo xoolee ci journal ñi ngi naan le Coran c'est de la merde maanaam alxuraan yi fi caaxaan la. di wax ni jullit ñi ay con lañ maanaam jullit ñi ay nit yu dul xalaat lañ ay nit yu tekkiwul dara lañ journal boobu noonu la Macky Sall dem ne day marche pour soutenir li nga xam ne mooy journal boobu noonu. Charlie Hebdo dañ leen attaqué woon ñu bëri ñu ngi koy fàttaliku te ñi leen attaqué mooy ay jullit yi nga xam ne dañu nekk France sonn ci li nga xam ne mooy provocation yi nga xam ne journal boobu mi ngi koy def ñu dem attaqué leen ba am ñi nga xamante ni nii am na ñu ci rey li nga xam ne nii benn tontu la boo xam ne lu normal la parce que tey bu fekkee sa diine dañ ko tooñ ngeen yàgg di boole di ko ñaxtu di ko kaas faale wuñ leen yoon la ñu dem fayu te ñooñu noonu li ñu def buñ ci deewee àddina lañ jëm Macky Sall bi nga xam ne moom day wax ni moom jullit la
te loolu dara du ci dëgg parce que gëmul diine l'islam faalewul diine l'islam bi parce que mënoon ni jullit nga dem di participer ci manifestation yi nga xamante ni ñoo xam ne ay noonu l'islam lañ nga dem ne jullit nga da ngay dem vote seen marche boobu am na ay président jullit yoo xam ne bi leen invité ci marche boobu dañu bañ ne duñ ci dem parce que seen diine lañ toroxal seen diine la ñu ñàkk wormaal moo tax demuñu fa mais moom mi nga xam ne faalewul diine marionnette la moo dem participer ci marche boobu. jamono jooju ay sénégalais ñi ngi fii ci Dakar di manifester di jooy di rey seen bopp ngir li nga xamante ne nii mooy tooñ bi nga xam ne Charlie Hebdo tooñ na ko seen diine di ñaan di julli ngir yàlla alak ñi nga xamante ne nii mooy journal boobu noonu ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo leen di jàppale. jamono jooju Macky Sall mi ngi France di jàppale Charlie Hebdo bi nga xamante nii tooñ Mohamed la dëkk suba ngoon saa yu defee dara te tooñu li nga xam ne mooy diine l'islam amuñ lu leen neex. ci même jamono jooju noonu imam Kolda bi nga xam ne moo ngi tudd Ibrahima Seye defoon benn xutba ne Macky Sall génn na ci diine l'islam gannaaw ba mu demee manifester fële nga xam ne mooy Charlie Hebdo li nga xam ne ay wax la yoo xam ne dëgg la parce que ku dem bokk ci manifestation ñi nga xam ne ay noonu l'islam lañ génn nga ci diine l'islam loolu lu leer la lu dëgg gu wér la. imam bi mu waxee loolu ñu tëj ko Macky Sall tëjlu ko ñu tëj ko kaso te biñ ko tëjee woon sax jotoon nañ ko bàyyi Macky Sall moo ne ñu tëjaat ko ci kaso bi moom mook imam Alioune Badara Ndao ñoo yem da leen tëj néewal leen doole jàpp leen tëj leen ci kaso bi te teguñu ko fenn. maanaam Macky Sall yematul rek ci li nga xam ne mooy dooleel li nga xam ne mooy seytaane yi fii ci Sénégal mais day tëj nitu diine yi nga xam ne dañuy ñaax askan wi di leen yee pour ñu xippi seen bët xool day def li muy def ba pare taxaw ne kenn du ko fi waxee di jaay doole nit ñi di noot diine di tëj ay imam mu nekk loo xam ne lu ñaaw la lenn moo leen tax a jóg mooy nax population bi di def li ñuy def te kenn du ko fi waxee pour lëndëmal xelu askan wi parce que ay jaamu seytaane lañ li leen tax a jóg mooy dooleel seytaane fi nga xam ne mooy Sénégal. ñu ñëw en octobre 2016 mu lancé li nga xam ne mooy carte d'identité biométrique bi nga xamante ne nii Sénégal mooy premier dëkk bi nga xam ne lancé na ko ci li nga xam ne mooy zone CEDEAO loo xamante ni nekkul woon benn urgence mais li nit ñi xamul mooy carte biométrique boobu noonu dafa ëmb ay secret yoo xamante ni ñu bëri ci population muy Sénégal muy yeneen dëkk yi nekk CEDEAO yi xamuñu ko. carte biométrique yi dafa bokk ci benn projet du nouvel ordre mondial bi nga xam ne li muy visé mooy contrôler population wu àdduna bi maanaam contrôler nit ñi nekk ci àdduna bi pour mën di leen manipuler dinañ ci ñëw ci léegi ak ay preuve yu leer lan moo ne ci carte biométrique yooyu lan lañ ci def ak naka lañ ko defee pour contrôler population wu àdduna bi. ginnaaw ay pression yi nga xam ne jot na ko Macky Sall lancé li nga xamante ni mooy campagne création li nga xam ne mooy carte biométrique yi bi nga xam ne waxuma la sax secret yi nga xam ne ëmb na ko mais daf ci lax luubalu xaalis bu jékki dayoo parce que Sénégal ñi ngi dépensé 50 milliards pour créer li nga xam ne si mooy 6 millions de cartes juróom benn million carte alors que Algérie bi nga xam ne ñoom 24 millions la ñu war a créer ci carte ñi ngi dépensé seulement 7 milliards Sénégal 6 millions de cartes 50 milliards la dépensé Algérie mi ngi dépensé seulement 7 milliards pour 24 millions de cartes te cartes yi même les mêmes cartes yi c'est des cartes biométriques Mali bi nga xam ne mooy suñu pays dëkkandoo bi nga xam ne moom lañ tendal moom pour 17 millions de cartes donc mi ngi dépassé 13 milliards non seulement dañu jàmbaarloog li nga xam ne mooy benn nguur seytaane boo xam ne lu bon moo leen tax a jóg mais aussi nguur boo xamante ni dañuy profiter li nga xam ne mooy seen mandat pour am alal ngir profito parce que ay baadoola lañ yoo xamante ni dañuy profito ci nguuru bi non seulement pour doole seytaane fii Sénégal mais tamit ngir mën a am alal laataa ñu fiy jugee. pour ñëwaat ci carte yi lan moo nekk ci carte yi carte biométrique boo jël dafa am li ñuy woowee puce électronique bi ngeen di gis ci image bi ngeen di gis képp koo xamante ni yaa ngi carte bi jàppal ni ñu ngi lay contrôler maanaam dafa am puce électronique mooy permettre ñuy contrôler nit ñi franc-maçon yi ñoo ko créé et dëkk boo xam ne bokk nga ci politique boobu noonu da ngay intégrer li nga xam ne mooy puce électronique boobu pour que say population puce électronique boobu mën leen topp mën a nekk ci ñoom pour que ñoom ñu mën a contrôler li nga xam ne mooy nit ñi boo demee ci États-Unis wala en Europe am na ñoo xam ni puce électronique bi seen yaram lañ koy def da leen koy injecté comme ay piqûre di ko def seen yaram mais da leen di nax maanaam li leen di naxee mooy bu dee xale yi
sàccum xale yi la ñuy profité ne waaw dañ koy def ci xale yi pour mën leen surveiller donc bu mu leen bett sax bu ñu demee ba radio fréquence d'identification yooyu noonu ñu ne dañ koy def xale yi pour aar leen parce que ñoom ñooy dem di sàcc xale yi ba pare ñu war en retour ne dañ leen di protéger pour def leen ay puces électroniques pour ñu mën leen di leen surveiller xon naa leen ko mooy yoonu franc-maçon yi mooy seen logique maanaam créer des problèmes pour apporter des solutions maanaam franc-maçon yi dañuy ñëw créer problème ci biir réew ñëw ne solution baa ngi alors que solution bi lenn moo ko lal muy réaliser li nga xam ne mooy seen objectif de départ donc aux États-Unis en Europe dañuy injecter nit ñi li nga xam ne mooy puces électroniques moo xam muy mag ñi wala muy xale yi pour affaire problème de sécurité alors que du ay problème de sécurité liñ ci jublu mooy surveiller nit ñi topp nit ñi di leen topp du jour au lendemain en plus puce boobu noonu yemul ci contrôler nit ki kese di ko topp mais dafa am benn impact psychologique bu ñuy def ci bopp nit ki nga xam ne moo détenir li nga xam ne nii mooy puce électronique boobu ñu ngi koy tuddee la marque de la bête maanaam mandarga li nga xamante ni nii mooy seytaane benn la ci projet li nga xam ne mooy nouvel ordre mondial yi bi nga xam ni wax naa la ko non seulement day surveiller nit ñi mais dafa am ay aspects psychotroniques yoo xamante ni day jouer ci bopp nit ki ci xelam ak ci xalaatam benn harcèlement la bi nga xamante ni commencé na même am ay conséquences ci yenn villes yi boo demee États-Unis am na ay conséquences yu mu am ci ay doomu aadama boo gisee ci image yi ñii ay nit la yoo xamante ni ay victimes lañ ci puce électronique boobu noonu parce que ay nit la yoo xam ne dañ leen di manipuler ci seen bopp dañuy toog di dégg ay bruit di dégg ay wax yoo xam ne day ñëw ci seen bopp ñu koy dégg seeni nopp alors que puce électronique yooyu moo ko waral am na ay organisation yu taxaw sax pour xeex loolu noonu fële nga xam ne mooy États-Unis parce que les francs-maçons dañu am benn satellite bu puissant boo xam ne nii mooy contrôler ces puces là di manipuler nit ñi dans leur tête satellite boobu noonu mun na dem ba di ñaax nit ñi ci ñuy def ay choses yoo xam ne ñoom sax du seen coobare alors que puce électronique yooyu noonu ñoo ko waral tey carte biométrique bu ci ne am na benn puce électronique bi nga xamante ni nii moom moo ci ne pour xamal leen naka la franc-maçonnerie amee doole fii ci Sénégal ak jéego yi nga xam ni mi ngi koy teg yu am doole yoo xamante ni lépp mi ngi xew ci askan wi xamuñ ci dara parce que kenn leeralu leen lan moo nëbbu ci ginnaaw li leen di proposer bis bu nekk. am na ci ay yeneen événement yu bëri bu ñu ko doon lim du jeex yi wane ni Macky Sall jaamu seytaane la bu ngeen fàttali ko rencontre franc-maçon yi waroon am à Dakar yi ko autorisé mooy Macky Sall ginnaaw pression yi la ñu séddee dellu ginnaaw visitu Rihanna bi fi nga xam ne mooy Sénégal ak ay programme yoo xamante ni ëllëg dafa naroon noot génération yi nga xam ne ñoo ñëw def leen ay jaamu seytaane lépp expliqué woon na leen ko suñu vidéo yu weesu. beneen objectif bu Macky Sall mooy gën a dooleel li nga xam ne nii mooy góor jigéen yi fii ci Sénégal waxoon naa leen ko objectif bu franc-maçon yi benn ci seen objectif yi mooy wàññi population mondiale bi te pour atteindre objectif boobu noonu lépp waxoon naa ko ci vidéo précédente yi mooy légaliser li nga xam ne mooy mariage homosexuel avortement médicalisé ak avancer li nga xam ne mooy atu sëy mi ngi koy confirmer ci vidéo bi nga xam ne mi ngi daté en septembre 2007 di xamal occidentaux yi que ni Sénégal fii góor jigéen yi dañ fi libre maanaam fi Macky Sall fii day expliquer ni góor jigéen yi dañoo libre fii Sénégal mun nañ def lu leen neex. Nous avons des homosexuels chez nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons les des associations homosexuels de défense des droits des homosexuels au Sénégal auraient pignon sur rue, la possibilité de s'exprimer, la possibilité de faire campagne, par exemple. Ils sont libres. Ils sont libres. Ils sont libres de le faire. lii lépp day expliquer ni moom promesse yi nga xam ne mi ngi koy tenir ñi nga xam ne ñooy ay chefam ñi nga xam ne ñoo ko diriger pour dalal seen xel di leen xamal projet yi nga xam ne moom diggaale na nga ko ne mi ngi koy respecté fii ci Sénégal beneen li dëggal loolu noonu mooy ci référendum bu 20 mars 2016 bi ci point yi nga xam ne daf ko proposé woon dafa am benn réforme boo xamante ni li ko tax a jóg mooy reconnaître de nouveaux droits aux citoyens de nouveaux droits boo ko déggee mooy ay droits yoo xamante kenn spécifié wu ko maanaam nouveaux droits yooyu kenn leeralu ko ci li nga xam ne mooy charte boobu nouveaux droits yooyu li mu ëmb mooy ku ci nekk am nga droit wu sëy ak doomu aadama bu la neex moo xam ngeen bokk sexe wala sax mu nekk mala donc nouveau droit yooyu noonu loolu lay undu mu propose ko ci référendum 20 mars 2016 ñu voté ko. ñu teg ci quelques weer mu créé ministère de la femme de la famille et du genre bu dee ministre de la femme et de la famille d'accord loolu du poser benn problème mais dañ ci yokk et du genre malheureusement ñu bëri duñu demandé wu lan mooy genre benn idéologie la boo xamante nii ñu ko njëkk a développé mooy ay lobby homosexuel maanaam ay groupement homosexuel ak benn mouvement bu ñu tuddee LGBT mi ngi signifier lesbienne
gay bisexuel transgenre lépp maanaam góor jigéen lesbienne ak yeneen ñi nga xam ni dañuy def mooy yàlla di sëy ci sëy boo xamante ni dëppoowul ak li nga xamante ni mooy doomu aadama noonu la war a sëy dafa am benn ministère spécifique boo xam ne Macky Sall moo ko créé pour protéger ñooñu noonu loo boobu noonu li nit ñi war a comprendre mooy Macky Sall moom xam na ni fii Sénégal mënu fi voter benn loi boo xam day légaliser mariage homosexuel parce que dëkk la boo xam ne ñu ngëm a fi ne Sénégal ku fi nekkul jullit catholique maanaam dëkk croyant la donc xam na ni mënu fee voter loi parce que bu ko defee askan wi dina retourner contre moom waaye day def ay dispositions ci suuf maanaam day teg ay règles yoo xam ne day permettre góor jigéen yi ñuy def seen activité ci nu mu leen soobee fii ci Sénégal te dara du leen ci fekk boo xoolee bu ngeen defee seetlu Sénégal duñ fi tëj góor jigéen kenn mënu leen fi tëj gis ngeen fi ay exemple yu bëri ci jamono yu weesu téye nañ fi ay homosexuels ci suba nga leen di jàpp bàyyi leen ce qui veut dire que ni fii Sénégal góor jigéen yi dañ fi am doole bu doy ni kenn mënu leen fee tëj tey buñ fi jàppee imam dinañ ko tëj ci kaso bi ay weer kenn du ko génne imam Alioune Badara Ndao bosom bi exemple la imam Sey bosom bi exemple la da leen di téye ci kaso bi ay weer wala ay at kenn du leen jugé mais homosexuel du tëdd kaso Sénégal fii nii lu mat weer bu la tëjee balaa 48 heures ñu bàyyi la c'est-à-dire que Sénégal ci nguuru Macky Sall dem nañ ba góor jigéen moo ëpp doole fi nga xamante ni nii mooy Sénégal li nga xam ne mooy imam yi ay exemple la yoo xam ne ay fee la yoo xam ne nii Sénégalais ñu koy gis di ci teg seen bët kenn mënu koo weddi donc askan wi ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi nañu jël seen responsabilité balaa béy di woy mbuus comme ni ko olof di waxee yéen ko gisal seen bopp lépp acte boo xam ne Macky Sall posé na ko depuis bi ñu ko falee en 2012 mi ngi jëm ci dooleel franc-maçon yi dooleel góor jigéen yi xeex li nga xam ne mooy imaam yi ak sàcc alalu askan wi jaamu seytaane la ma répété ko encore une fois liggéeyam mooy dooleel li nga xam ne mission bi nga xam ne franc-maçon yi dooree nañ ko depuis Blaise Diagne di ko yeggale ba tey loolu mooy yéenewu Macky Sall fi nga xam ne mooy Sénégal marionnette la boo xamante ni nii protéger intérêt wu France moo ko tax a jóg parce que ñoom ñoo ko jox ay moyens ba mu toog ci bopp réew bi nga xam ne ni mooy Sénégal te loo si ne li nga xam ne mooy armée française signé na li nga xam ne mooy les APE bi nga xam ne day dem ba néewal doole li nga xam ne mooy secteur informel Ablaye Wade ak lu ñu ko mënti waxal bañoon na ni du signé accord boobu nga xam ne mooy les APE ñu tuddee ko accord de partenariat économique bi nga xam ni day permettre li nga xam ni mooy européens yi rawatina français yi installé wu fii Sénégal am ay avantages fiscaux yoo xamante ni tey bitigu Sénégal bi nga xam ne day jaayee ñaar fukk ñoom bu ñu ñëwee mën nañ ko jaayee fukk ak juróom wala fukki dërëm bu ko defee day daaneel jaaykat yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal amuñu qualification professionnelle jànguñ da leen di daaneel et la preuve en est que tey supermarché français yëpp ñi ngi fii Sénégal mën nga citer ay Auchan ay Sidi Dia ñi ngi fi Sénégal di jaayee lu gën a yomb suñu boutique yi dañuy jaayee te loolu lépp dara tax koo jóg loolu doole français yi néewal doole li nga xam ne ñooy sénégalais yi fi nekk en plus li waral ni Macky Sall liggéey tax koo jóg jamono yi mu fi amee problème ak Karim Wade nee na daf ko woo pour leeral li nga xam ne mooy alalu askan wi loolu lépp du dëgg ay planification li mu defoon pour génn nguuru Abdoulaye Wade la loolu noonu bu fekkoon ni dëgg la ci moom tey du jël sàcc yi nga xamante ni nii ak reykatu nit yi nga xam ne ñoo nekkoon ci nguuru Abdoulaye Wade indiwaat leen ci gouvernement maanaam lépp lu mu doon wax au début dara du ci dëgg dara dugguwul ci moom boo xoolee sàcc yi nekkoon ci nguuru Abdoulaye Wade yeeg yëpp ñu ngi ci moom mun nga lim Awa Ndiaye Sitor Ndour Bayla Wane Ousmane Ngom buñ doon lim du jeex ñëpp ñu ngi daw ci nguuru Macky Sall daw làqu ci moom parce que moom moo leen protéger moom moo leen aar alors que tey ci kaso bi la leen waroon fekk gëmul Sénégal faalewul Sénégal respecté wul Sénégal benn mission la am mooy yeggali mission Blaise Diagne bi nga xam ne tàmbale woon na ko fii ci Sénégal def Sénégal li nga xam ne ni mooy capitalu franc-maçonnerie fi nga xam ne mooy Afrique de l'Ouest donc na Sénégalais yeew pare ngir jëlee fi Macky Sall fi nga xam ne mooy bopp Sénégal li ko mooy dëkk bi dina yegg foo xamante ni du doon lu nga xam ne moo ñu gënal ñii di sëriñ ñi nga xam ne am nañ xam-xam ñi nga xam ne mën nañ ñaan ku ci julli ngalawaay na nga ñaan ngir Macky Sall suñu borom jëlee ko fi te yàlla rek tax dinañ def lépp nag pour toog ci bopp nguur gi dinañ jënd ay nit dinañ corrompre ay nit dinañ jéem a nax kilifa diine yi nga xam ne ñu ci bëri lii xew ci réew mi amaana yëguñu ko parce que buñ ko yëgoon wax nañ ci dinañ yàq xaalisu réew mi donc na Sénégalais yi xam li ñu bëgg laataa mbir mi di yegg foo xamante ni du ñu neex parce que lépp lu ci mënti am ñun ñooy payer les pots cassés suñu doom yi ñooy payer les pots cassés génération bi ñëw ñooy payer les pots cassés te yàlla bis bu demee bay mbugal du bàyyi kenn moo xam nga def wala defoo ñëpp lay boole mbugal donc nañu sauver suñu Sénégal jëlee fi Macky Sall parce que bu amee deuxième mandat mooy suñu torox tànge deuxième mandat Macky Sall fii ci Sénégal mooy suñu torox tànge donc nit ñi bàyyi xel lépp lu ci waay mën bu kenn toog ne sama yoon nekk si am nga doole bu la yàlla may sa carte fexeel ba jot ko 2019 nga dem voté contre Macky Sall yaa xam koy voté ñun faral ñu fenn l'essentiel mooy li xew nañ ko leeral Sénégalais xam kan mooy kan diw mooy kan lan lay def lan mooy yéen ñu leeral ko ëllëg koo voté baax na mais l'essentiel dañ fi jëlee Macky Sall mu jugee fii parce que folowaatam biir Sénégal
mooy suñu mbugal mooy suñu toroxtànge. yaakaar naa ni vidéo bi leer na objectif yi loolu kese la woon parce que li ñuy def ni amul benn média boo xamante ni mi ngi koy def tey li amoon temps wu Ablaye Wade amatul Ablaye Wade au moins amoon na ay médias yu jàkkaarloo woon ak moom di jàmmaarloo ak moom yi xeex ak moom mais avec nguuru Macky Sall amul benn média bu jàkkaarloo ak moom ñëpp la jënd ñëpp média yëpp la jënd même site internet yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal da leen a jënd loolu lépp lim ci jublu mooy nëbb tuuxi duuna yi nga xam ne mi ngi koy def ci Sénégal ba kenn du ko wax scandale yi bëri na mënuñu ko jeexal buñ ko doon lim fi ba suba du jeex mais da leen ci jox li nga xam ne moo ci gën a am solo pour que nit ñi mën a comprendre ci fin vidéo bi di ngeen gis liste boo xamante ne nii njabootu Macky Sall famille ak ñi nga xam ne ñoo ko jege pouvoir yi nga xam ne ndomba tànk yi nga xam ne am na ko maanaam temps Ablaye Wade doomam kese lañ doon wax Karim Wade loolu tax ñu jëlee ko fi maanaam li taxoon ñu jëlee fi Ablaye Wade lu raw la fiy def Ablaye Wade doomam lañ doon wax mais moom tey dafa jël ay famille ñu ko jege ak ay xaritam ak i mbokk ñëpp dajale leen ci nguur yi maanaam dañuy profito ay baadoola yi nekk ci nguur lañ yoo xamante nii dañuy profito laataa ñu fiy jógee ngir ñu am alal dinañ leen wan ci fin vidéo bi liste ñëpp ñi nga xamante ni Macky Sall dajanale leen ci nguur gi rien que pour profito lekk alalu askan wi dooleel seytaane yi fii ci suñu réew yàq Sénégal pare dem seen yoon donc nit ñi yeewu vidéo tay bi loolu la ñi ngi demande ñëpp nag ñu partager vidéo bi képp koo xam ne Sénégal nga bëgg képp koo xamante ni pare nga pour jàpp ci xeex pour jële fi Macky Sall ak ay ñoñam na nga partager vidéo bi képp kuy sénégalais mën ci jot bu leen fàtte aussi abonné ñu ngi leen di jox dig daje beneen yoon ak beneen vidéo ci beneen sujet bu am solo boo xamante ni li ñu tax a jóg rek mooy développer suñu réew dooleel Sénégal ba Sénégal mën a mel li nga xamante ni moo ñu gënal ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon